Fatick ak boole ko ndox bi nga xamante ni mu ngi wàcc ndànk-ndànk ab wis fi nga xamante ni moo di foofee nga xam ne moo di ci diwaanu Fatick kon ni muy amee yenn ci ay gox mais daal li wét bu war ñu mën ko jàpp ci ay image mooy que ne Macky Sall amalu na déplacement te fu mu toll nii tembe mu ngi noonu ngeen di gis ci ay image fi nga xam ne moo di école ba mu war a dem ngir amal foofu tam fu mu toll nii lépp jot naa mat xam naa léegi tey sax mu dugg fi nga xamante ni moo di ci biir bureau de vote ba muy amale li nga xamante ni moo di maanaam devoiram bi ni mel ci kanamu ñi nga xam ñoo di taskatu xibaar yi dara du leen ump ci wàll bi ndax yéen a ngi doon di ko teewloo ci ay image Macky Sall fas yéene dugg ci biir école ba rawatina bureau bi nga xam ne foofee lay amale li nga xamante ni moo di rek maanaam votam te ci kanam xam naa bu génnee tamit di ngeen teewlu li nga xamante ni moo di ay kàddum mais en attendant vous pouvez rester scotché sur Seneweb TV seneweb.com ak lépp loo xamante ni moo bokk ci wàllum xibaar dinañ leen ko baaxee rawatina li nga xamante ni moo di arrivé son excellence monsieur Macky Sall mu ngi noonu ak kartam bu mu fas yéene jox ñi nga xam ne ñoo di contrôleurs yi nekkee ca bureau de vote ba ngir mu amal li nga xamante ni moom moo tukkee ci wàllum votam donc yéen a ngi koy gis noonu ci ay image Macky Sall moom moo nekk foofee ci diwaanu Fatick ngir amal li nga xamante ni moo di votam déjà vêtu en boubou blanc ak li nga xamante ni moo di bonnet blanc également ak lépp loo xamante ni moo jëm ci wàllum kaaraange ci kanamu taskatu xibaar yi ngir amal li nga xamante ni moo di votam bokk ci li nga xam ne moo di élection législative yu atum 2022 ngir ñi xool ñan la ñuy tabaat mu di téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ci ay nit yi nga xam ñoo war a siéger fa nga xamante ni moo di ca foofee nga xam ne moo di ca assemblée nationale mais laataa ñu fay yegg vote yi moom ngeen teewluwaale nii mu di Macky Sall moom ci jëm boppam foofee nga xam ne moo di ca diwaanu Fatick ak li nga xamante ni moo fa xewaale donc mu ngi noonu di wàññiwaale xob yi nga xamante ni moom la jël benn par benn ngir dem dugg ci fa nga xam ne moo di mbañ gàcc gi xool ban la cay tànn ngir rek amal li nga xamante ni moo di votam donc yéen a ngi koy gis noonu le mu ngay wàññi benn par benn li nga xam ne moo di liste ya fa nekkee foofee nga xam ne moo di ci diwaanu Thiès ngir xool bu baax a baax ani ban rek lay voteel ñëwal li nga xamante ni moom moo di liste yi nga xam ne ñoo fa teewaale donc mu ngi wàññi benn par benn li nga xam ne moo di liste ya fa nekk laata muy rek maanaam yegg fa nga xamante ni moom moo di rek foofee nga xam ne moo di ci diwaanu Fatick donc ginnaaw bu mu amalee wàññi xob yi nga xamante ni moo fa nekk ba noppi maanaam liste yi mu nga noonee di dugg fa nga xam ne moo di ca mbañ gàcce ngir amal tànneefam exactement ban la ci war a mën a jël ngir dugal ko ci biir enveloppe ba muy ñëw sërxal fa nga xam ne moo di ci biir kees bi ni mel ci kanam ñi nga xam ne ñoo nekk ay gardam maanaam ñi saytu lu jëm ci wàllum karangeem mais daal li wét buur te ñu mën koo nemmeekuwaale moo di la nga xamante ni jot na amaale foofee ci diwaanu Fatick moo di à l'instant fi may àddoo ngeen ni teewlu nii Macky Sall ci jëm boppam moom mooy amalaale li nga xamante ni moo di ay votam fa nga xam ne moo di ci diwaanu Fatick ndax déjà teew na bu baax a baax li nga xamante ni moo di la ko war fa nga xamante ni moo di ci diwaanu Fatick donc yegg na ba fu mu toll nii mu ngi noonee ci biir mbañ gàcce gi di tànn andi ban xob la war a mën a dugal ci biir enveloppe ba ngir dal di ko génnewaat dal di ko yekki fi nga xam ne moo di ci kees ga mu war a def li nga xamante ni moom moo nekk ay mbiram. donc ci loolu yëpp di ngeen mën a am également ci kanam tuuti du yàgg dara en image li nga xamante ni daanaka moom moo di déplacement keneen donc mu ngi noonu jiitu réew mi di son excellence monsieur Macky Sall génn ba pare donc mu ngi noonu di dugal xob ba mu tànn ci biir kees ga mu di amal votam foofee ci diwaanu Fatick à 10h15 donc moom Macky Sall ci la amal li nga xamante ni moom moo nekk maanaam votam fi nga xamante ni moo di foofee ci diwaanu Fatick xam naa amaanaa bu génnee léegi dinañ ko teewlu ànd ak ki nga xam ne moom moo nekk la première dame di Marième Faye également mu ngi noonu tamit ñu koy gis ci ay image moom tamit ñu mel ni ñaar ñu méngoo wala niroo lool li nga xamante moo nekk seen colin donc daal dina amal li nga xam ne moo di votam ba noppi daal ci boole signature ak li nga xamante ni moom moo nekk déclaration bu muy amal ci kanamu taskatu xibaar yi xam naa ci kanam tuuti tamit di ngeen mën a am li nga xamante ni moom moo nekk en image nga xamante ni moom moo di keneen kuy xëccoo mais à l'instant on est à Fatick et vous le voyez en direct c'est le président de la République son excellence monsieur Macky Sall moom mi nga xamante ni moom mooy amal votam fi nga xam ne moo di ci bureau de vote bi ni mel ngeen koy gis ci ay image également bokk ci li nga xamante ni moom moo di taxawaay bi mu war a mën a am fa nga xam ne moo di foofee ci diwaanu Fatick ndax votam bi nga xamante ni moom lay am ak li nga xamante ni moom lay amal ak kàddu yi nga xam ne daana ko dénk ñenn ci askan bi donc mu ngi noonu mel ni voté na ba noppi fas yéene génn ci bureau de vote ba ngir waxtaan ñi nga xam ñoo di taskatu xibaar yi ak li nga xamante ni mooy déclaration bu mu fas yéene amal ci kanamu ñi nga xamante ñoo di taskatu xibaar yi mais li ci mën a wét bu daal mooy Macky Sall amal na déplacement il est présentement au niveau de Thiès
te ci ay image ni moom ngeen di gis muy amal li nga xamante ni daanaka moo di votam foofee nga xam ne nii moo di ca diwaanu Fatick ànd ak nga xamante ni moo di soxlaam ci kanamu ñi nga xam ñoo nekk ay partisans ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ay militants ak ay sympathisants ak jegeñaale yi nga xam ne yëpp féete nañ ci li nga xam ne moo di coalition Benno Bokk Yaakaar rawatina bokk ak moom li nga xam ne moo di gouvernement bu Sénégal. donc mu ngi doon voté bu noppi génn ci biti xam naa ci kanam tuuti daañu ko teewlu ngir mu baaxee ci ay xibaar li nga xamante ni daanaka moom moo fa dala rek xew ci ban taxawaay rek moom lañ war a mën a am également ak tamit lan rek la gis ci li nga xamante ni moo di mobilisation bi fa am ndax sànq tamit dina koy gis ci ay image ñu takk lool ñenn ci ay militants yi nga xam ne ñoom ñoo déplacé wu foofee ci diwaanu Fatick yéen a ngi koy gis noonu situation bi ni mel am présentement ci kanam tuuti da ngeen am également dégg-dégg bi ak kàddu ki nga xamante ni moo di njiitu réew mi di son excellence monsieur Macky Sall moom mi fas yéene yëkkati ay kàddu ginnaaw bu mu amalee votam bu noppi fa nga xam ne moo di foofee ci diwaanu Fatick présentement ñuy xool exactement naka la mbir mi di mujjee ndax moom amal na votam bu noppi fas yéene génn pour amal li nga xamante ni moo di déclaration am ci kanamu ñi nga xamante ni ñoo nekk ay nitam yu sàmm lu jëm ci wàllum kaaraangeem donc à l'instant nii yéen a ngi gis bu baax a baax li nga xamante ni moom moo xew foofee ci diwaanu Fatick ñuy xool exactement situation yi ban évolution moom lay am ak li nga xamante ni moom moo di lu jëm ci wàllum vote yi ndax moom mi nga xam ne moo di Macky Sall donc Marième Faye Sall moom ngeen gis noonu ci ay image également moom tamit muy amal li nga xamante ni daanaka moo di tànneefam pour wan leen exactement moom tamit ban la ci fas yéene amal laataa muy génn pour ànd ak ki nga xam ne moo di borom këram di Macky Sall ndax moom mi nga xam ne moo di Marième Faye Sall également mu ngi noonu ci ay image moom tam ci diwaanu Fatick amal na tànneefam ba noppi fas yéene dugg ca mbañ gàcce gi pour amal li nga xam ne moo di ani ban liste rek moom lay dugal ci biir enveloppe bi ni mel laataa mu ko yekki ci kees bi nga xam ne fa la ñuy dugal li nga xam ne moo di seen ay tànneef ginnaaw bi ñu wàññee ci liste yi ba noppi. loolu tamit ci ay image yeneen koy dund en direct sur Seneweb TV seneweb.com yeneen ci ay image également di ngeen ko dund en direct sur Seneweb TV seneweb.com donc ñu xaarandi exactement génn ki nga xamante ni moo di Marième Faye Sall laata ba nga xam ni borom këram di njiitu réew mi son excellence monsieur Macky Sall def na ko ba noppi ndax moom voté na ba génnaale ñi xaar exactement aussi situation bi ni muy évoluer ci kanam tuuti ak li nga xamante ni moom moo fa jot a xew te tamit di ngeen ko teewlu ci ay kaddu ndax déclaration bi nga xam ne dina leen ko baaxee. te mu war koo amal moom mi nga xamante ni moo di njiitu réew mi di son excellence monsieur Macky Sall ak ñeneen ñi nga xam ne nekk nañ ay responsable foofee ci diwaanu Fatick ndax ginnaaw bi ñu amalee seen ay vote gis nañu également yàggul dara ci ginnaaw tuuti forte mobilisation bi donc mu ngi noonu moom Marième Faye Sall moom ngeen di gis noonu ci ay image muy dem amal li nga xamante ni moo di votam ginnaaw bu ko borom këram defee ba noppi moom tamit bokk na ak moom li nga xam ne moo di même bureau de vote mais également même situation bi nga xamante ni def nañ ko lépp bokk ci élection législative yi atum 2022 ñu koy amal fépp ci biir Sénégal lu toll ci juróom-benn million yu teg ci ay doomu aadama war a amal li ni mel yenn ci ay jafe-jafe ñu koy nemmeekuwaale lu ci ëpp lu ko sookee bokk na ci ndox mi nga xam ne moo ngi wàcc maanaam yenn ci ay wicc-wiccal yi nga xam ne ñu ngi koy gis ci taw te ci kanam tuuti tamit amaana situation bi daal am changement peut-être nit ñi gën a takku lool ci li nga xam ne moo di biir bureau de vote yi ñu xool exactement naka la situation bi di évoluer mais laataa ñu yegg ci loolu yëpp nañu teewluwaale ci ay image li nga xam ne moo di votu Marième Faye Sall di la première dame bi nga xam ne moo gunge borom këram di Macky Sall fa nga xamante ni moom moo di ca diwaanu Fatick ndax ñoom ñaar déjà voté nañu ba noppi kon dinañ teewlu kenn ci ñoom peut-être mu nekk njiit réew mi ak li nga xamante ni moom lay joxe ci ay kàddu ñëwal li nga xamante ni daanaka moom moo di nu ñu gisee situation bi mais bokk ci peut-être aussi. maanaam accueil bi nga xamante ni seen ay militants réservé nañ leen ko foofee ci diwaanu Fatick donc présentement c'est à 10h15 que le président son excellence monsieur Macky Sall a déjà fait li nga xamante ni moo di votam foofee ci bureau bi nekkee ci diwaanu Fatick donc ci kanam tuuti peut-être mu boole ci bi mu voté ak léegi moom Macky Sall mu ngi toll ci juróomi minute ki topp ci ginnaaw moo di soxnaam moom voté tamit lu toll ci fukki waxtu ak ñaar fukk yu teg ñaar fukki simili ndax moom tamit jot na amal votam 10h20 laataa njiit réew mi nga xamante ni moom moo jiitu ci wàllu wi 10h15 donc juróomi simili moo dox seen diggante li nga xam moo nekk seeni vote waaye tamit ci kanam tuuti peut-être dinañ teewlu li nga xamante moo di kàddu donc mu ngi noonu Marième Faye Sall di saafonteeg ñenn ñi nga xamante ni ci ay militants lañ ci buntu li nga xam ne moo di bureau de vote ba mu amale li nga xam ne moo di tànneefam ba noppi ñuy waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ay militants ci waxtu woole également il y a le président de la République son excellence monsieur Macky Sall ñiy xool ci kanam tuuti lan mooy nekk li nga xam ne peut-être moom mooy déclaration am ndax moom tamit war naa waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo di askan bi yéen a ngi koy gis ne tamit ci image suñu ndaw di yaa Moussa Camara déplacé wu foofee ci diwaanu Fatick ànd ak ki nga xamante ni moom moo di Omar Sakho ci wàllu image yi
ak ñi nga xamante ni ñëpp ñoom ñoo bokkee ci wàll wi ngir ñu baaxee leen bu baax a baax li nga xamante ni moom moo di situation bi ni mu mel présentement ak la nga xamante ni daanaka dala rek maanaam joxe ci wàllum image ndax élection législative yi tamit ki la yoon lu bare bari di ngeen ko mën a am ak évolution bi tamit da nga xamante ni noonu la lay doxee dara du leen ci ump di ngeen ko dund en image et en exclusivité sur Seneweb TV seneweb.com. Vous venez de voir exactement maanaam photo ki nga xamante ni moo di njiitu réew mi di son excellence monsieur Macky Sall ak ki nga xamante ni moom moo nekk ki nga xam ne moom moo di Marème Faye Sall ñoom ñaar ñëpp donc amal nañ seen vote ba noppi fa nga xam ne moo di foofee ci diwaanu Fatick ndax ci kanam tuuti tamit dinañ mën a teewlu li nga xam ne moom moo nekk seen réaction. Omar Sakho ak yaa Moussa Camara dinañ ñu ko baaxee laata loolu également comme yéen a ngi koy gis noonu dafa mel ni accueil bi am na doole lool ak déclaration bi nga xam ne tam war na fee mën a am fa nga xam ne moo di foofee ci diwaanu Fatick dara du leen ci ump di ngeen ko mën a dund en direct sur Seneweb TV seneweb.com ak situation bi nga xamante ni moom moo fa am présentement lépp dinañ leen ko mën a baaxee ngeen mën ko dund mais également bokk ci li nga xam ne moo jëm seen wàllum déclaration ndax Macky Sall sànq yéen a ngi koy gis accueil bi nga xamante ni ay militants am ak ay sympathisants am jot nañ ko koo réserver lépp bokk ci li nga xam ne moo jëndu ci wàllum élection législative yi ñu amal atum 2022 mu di ab tànneef bokk ci li nga xamante ni moo di wàllum élection législative yi donc tey jii nii dara du leen ëmp ci wàll fii ba guddi di ngeen mën a am li nga xam ne moo tukkee ci wàllum résultat yi voilà yaa Moussa Camara ci kanam tuuti daana ñëw ngir rek baaxee ñu lan la ñuy jox ci ay kàddu li nga xam ne moom moo am donc ci kanam tamit di ngeen mën a am ci ay image li nga xam ne moo di Guy Marius Sagna moom tam jot na amal votam ba noppi fa nga xamante ni moo di foofee nga xam ne moo di ci diwaanu Fatick également moom tamit Macky Sall moom moo amal déclaration ci kanam tuuti donc dinañ ko teewlu ngir xool exactement mais en attendant yéen a ngi déggaale ambiance bi nga xam ne moom mooy régné bi nga xamante ni moom moo nekk foofee ci diwaanu Fatick te ci kanam tuuti di ngeen am ki nga xam ne moo di Macky Sall ndax war na amalub déclaration fi nga xam ne moo di foofee ci diwaanu Fatick ndax yéen a ngi koy gis noonu ci li nga xamante ni moo di kàddu yi mu fas yéene yëkkati moom njiitu réew mi ngir baaxee ko ñi nga xamante ni ñoo di askanu Sénégal rawatina ñi nga xam ne ñooy teewlu di xaar également lépp lu jëm ci wàllum élection yi donc présentement vous le voyez nous sommes en direct au niveau de Fatick avec le président de la République son excellence monsieur Macky Sall qui s'est déplacé au niveau de Fatick avec sa femme la première dame Marième Faye Sall pour accomplir le droit civique mais pour l'instant yéen a ngi koy gis nii ci kanam du yàgg dara dinañ teewlu li nga xam ne moo di ay kàddu mi nga xam ne dina ko baaxee askanu Sénégal. Pour la deuxième fois dans l'année, après les élections locales de janvier dernier, notre pays se rend aux urnes pour élire ses députés. C'est le privilège des grandes démocraties et c'est la confirmation de l'ancrage de notre pays dans sa longue tradition de démocratie mature et apaisée. Pendant 3 semaines et conformément à notre loi électorale, les partis et coalitions de partis engagés dans la compétition électorale ont parcouru librement le pays, tenu par s'adresser aux populations. Le gouvernement, quant à lui, a déployé tous les moyens nécessaires pour l'organisation matérielle du scrutin qui se déroule sous la supervision des organismes administratifs et judiciaires compétents et en présence d'observateurs d'organisations internationales, africaines, mais aussi étrangères au continent. Qu'il s'agisse des observateurs des organismes publics ou de ceux de la société civile. Je voudrais féliciter tous les acteurs de notre système électoral pour leur expertise reconnue bien au-delà de nos frontières. Je suis confiant que, comme par le passé, les électeurs iront voter dans les meilleures conditions de liberté et de transparence qui assurent la sincérité du scrutin. C'est l'essence même d'une démocratie qui se respecte, celle de permettre aux citoyens de choisir sans entrave leurs représentants et de respecter le résultat des urnes. Mais au-delà
de nos choix individuels. Il y a tout ce que nous partageons et que nous devons préserver en tant que nation unie et solidaire. C'est la paix, la sécurité, la stabilité, l'intégrité territoriale de notre pays et la cohésion nationale. Ces exigences sont au-dessus de tous et de tout le monde. Elles sont également au-dessus de tout parce qu'elles forment l'âme de la nation sénégalaise et les valeurs qui l'incarnent, c'est-à-dire un attachement indéfectible les uns aux autres, la passion du vivre ensemble, la solidarité et le partage des moments de joie et de peine, de souvenirs et d'espérance. C'est dire qu'après avoir exercé son droit de vote, chacun doit aller vaquer tranquillement à ses occupations. Ainsi, le vote passe, la vie continue et la nation sénégalaise reste toujours plus unie, plus forte et plus solidaire. mbokk Sénégal ginnaaw bu ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci sangam bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi amaat mbégte lool ñaareelu yoon ci at mi ñu ñëwaat di wote ginnaaw wote mois de janvier bi ñu génn doon fal maire yi ak conseil départementaux yi lii nag réewu démocratie moo koy wane te Sénégal réewu démocratie la tey jii ñu ngi waajal 14e législature mooy fukkeeli yoon ak ñeent bu ñuy fal ay député yi ñuy toogal assemblée nationale nekk ndaw réew mi muy élection bu am solo di élection bu nga xam ne ñëpp ñi ci waroon jouer seen rôle doxal nañ ko ci jiitu mooy parti politique yi kenn ku ci ne ci ñi nga xam ne bokk nañu ci élection bi wër na réew mi def nay karawaanam ay meeting def porte à porte waxtaan ak askan wi ndax kat askan wi moo yor baat kon loolu mandargay démocratie dëgg moom la Sénégal di doxal muy réew moo xam ne ci wàllu démocratie du ko jéggaani daf fi sax dàkk ginnaaw ñooñu itam ñëpp ñu yor élection bi ci wàllu organisation muy ministère de l'intérieur à travers la direction générale des élections jël nañu matukaay yëpp malgré nawet la ñu nekk pour que matériellement élection bi jaar si yoon ñu ngi sant ci li ñu gis force de défense et de sécurité pour assurer la sécurité du scrutin assurer également l'ordre public waaye ginnaaw ñooñu acteurs yooyu am nañu les acteurs yi superviser les élections d'abord la Sénat commission électorale nationale autonome waaye itam waa tribunal ndax bu leen fàtte ni suñu système électoral magistrat yi ñoo yor décompte des voix ci tribunal départemental yi ak cour d'appel bu Ndakaaru su paree conseil constitutionnel mooy joxe résultat définitif loolu réew mu ko am ci système mën nañu wax ne ci les plus grandes démocraties au monde ci le Sénégal bokk ñu koy santé suñu borom ndax processus bu yàggal doon fii kenn duñu jàngal démocratie loolu nag dañ koy sant yàlla te acteurs yooyu yëpp ku si ne dox na wàllam waaye mieux am nañu ay observateurs nationaux yoo xam ne société civile la ñu bokk am ay observateurs internationaux ñii bokk ci kuréel Union africaine CEDEAO francophonie ak bopp xeetu maanaam organisme buy am buy superviser élection fii ci Afrique teew nañu am nañu nekk fii ci Fatick ak partout ci biir réew mi xool nu vote bi demee waaye itam ñi nga xam ne société civile africaine lañu ñu ngi fii ak société civile sénégalaise kon nag lépp mat na may ñaan nit ñi ñu génn wote ji naam mu ngi taw ndax ci nawet lañu nekk waaye bu mu teree nit ñi jóg nag def seen devoir citoyen te loolu gis naa ko fii ci Fatick kon may gërëm wax Fatick gis naa ko it ci yoon bi te jaar pour loolu mën a am ginnaaw woote bi nag nee nañu ko wootee war na mën ñibbi dem doxi ay soxlaam ndax Sénégal moom
ku ne xam na ne li ñuy jukki ci urne yi mooy li nga xam ne moom la citoyens yi woote kon jarul di taxaw ci centre de vote yi ak di def ay regroupement kon ku woote ba pare mën na ñibbi su ko defee bu ngoonee yàlla def résultat yi génn Sénégal jëm kanam Sénégal jëm kanam kon nag jërëjëf maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. jërëjëf maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam loolu la président de la république Macky Sall tëjee ay kàddoom après avoir procédé sous la pluie ñu ngi ci nawet waaye teewul ñëw na jublu ci votam ñëw na jublu ci li nga xamante ni moom mooy devoir de citoyen fii ci centre Hadj Mamadou Sall dans la ville de Fatick. Omar Sakho voilà donc ñu avancé jéem a xool yeneen réaction ak image président mi ngi noonu pare na ci discours am gi mu doon joxe waaye mat na fàttali ci ay kàddoom wax na ni gannaaw bi nga xamante ni kenn ku ci nekk boo jubloo ci sa vote na nga ñibbi jarul li nga xamante ni moom mooy protocole li nga xamante ni mooy taxaw fii di def ay regroupement et tamit nit ñi dalal seen xel li nga xamante ni moom la nit ñi voté xëy na résultat yi ci loolu rek lay mën a sukkandiku loolu ay kàddu njiitum réew mi président de la république Macky Sall mi ngi noonu di jokkoo ak ñi nga xamante ni ñoo yore mission d' observation li nga xamante ni moom mooy vote bi moo xam des observateurs nationaux et tamit des observateurs internationaux président ngi noonu di saafonte ak ñoom kon jublu na ci votam waaye tamit ñu fàttali soxnaam l'épouse la première dame Marème Faye Sall était également présente fii ci centre de vote Hadj Mamadou Sall moom bureau 1 la voté président Macky Sall voté li nga xamante ni moom mooy bureau numéro 3 rafet nañ jortu ci lépp jaar na ci jàmm ak salaam et tamit li muy sàkku rek mooy bu ngeen paree voté na kenn ku ci nekk ñibbi jarul def regroupement jarul taxaw fii tey tamit ñu dalal seen xel ci scrutin bi dalal seen xel ci li nga xamante ni moom lañ nar a jukki ci maanaam dépouillement bi kon mbokk yi président ngi noonu pare na votam mi ngi noonu di dem malgré le temps il y a de la pluie waaye ñëw na jokk ci li nga xamante ni moom mooy devoir de citoyen ñu bàyyi leen Babacar nga jël ni nga xamante ni moom mooy Omar Sakho autant pour moi